téléspectateurs yi ñuy seetaan bi à travers Yoff Prod TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax ci seen onde ak seen télévision locale comme ni ko doon defee saa su ne rek à chaque fois dañuy jéem di indi ay programme yoo xamante ne nii dañuy def di leen bégal comme ni ngeen ko gisee ñëpp xam nañ ne saison bi ubbi na bu ne saison bi nag seen xel dina dem ci nawetaan yu ubbi yu ren yi gis ngeen première match yëpp jàll na macha allah ma toog ak jaune noir ñuy waa Ngaparou ma toog ak rouge blanc ñu nekk waa Ndenaat ak bleu blanc nga xam ne mooy ndëngaay ñu fas yéene ci am tam ay débat lii dañ ko ubbi rek mais incha allah équipe yi nga xamante ne nii yëpp dinañ jouer si zone si nawetaanu ren nii zone 6 yëpp dinañ fi ñëw ñu ngi xaar Mbengeen di xaar Bokkuwaar di xaar Daagu Daan di xaar ñëpp incha allah dañ ko lii tàmbalee rek dañoo commencé rek ma bàyyi leen di nuyoog téléspectateurs yi Cheikh nuyu naa la di la bàyyi nga nuyu ñu seetaan. waaw asalaamaaleykum yow mbooloo ñu ngi yéen ñëpp ñu sa tur si sant di nuyu suñu mbokk yi adversaire yi dajal fii si plateau bi ku si mel ni Go ak ku si mel ni suma grand bi dëgg Ngaparou ñu leen di saa bi di jël nuyoo di ko teg tamit si loxo Sias pour mu jàllale ko Yoff gépp Mariama ñu ngi lay saa bi ak ki nekk si technique bi muy Mandione moom it ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax bu defee waa jël kàddu. góor gi maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw soxna Mariama maa ngi lay fay di nuyu képp ku nekk ci plateau bi di nuyu sama naataango yi toog fii yu ASC Ngaparou Ndenaat di nuyu waa Yoff mbooloo bu baax a baax a baax di wax ne seen initiative bi tamit rafet na quoi kontaan nañ ci lool di nuyu équipe bi yëpp daal di nuyu waa Yoff ñi ñuy seetaan di nuyu xam nga. képp ku fi dëkk rek kilifa yeex fere Yoff tout rek ñu ngi lay sant xam nga di la nuyu di la ziar daal waaw di wax ne lépp lu ñu fiy wax rek yàlla na doon njariñu dëkk bi yàlla na doon njariñu xale yi nga xamante ne ñoo ñuy suivre tey jii nii xam nga à travers Yoff parce que tey jii nii am na ñu toog ñoo xamante ne dañ war a dem seetaani ji nawetaan muy ay xale yoo xamante ne dañu soog a débuté tey si ñun lañ mën a royee maanaam liñ fiy jëlee tey bu ñu melee na neen rek ñoom après bu ñëwee noonu la ñuy mel dañuy defe ne loolu mooy continuer kon lépp lu ñu fiy jëlee yàlla na doon jàmm ak salaam ak njariñu dëkk bi bisimilah. maa ngi lay nuyu Modou. maa ngi lay salaamaaleykum mbokki Yoff maa ngi nuyu ñëpp balaa muy dugg si nuyoo bi da ngeen may may rek ma baalu àq waa Yoff yëpp si tabaski bi ñu jógee di wax ñëpp déwénati di nuyu kilifa yi ngànk Yoff di jiital xalifatul am El Hadj Baye Ablaye Thiaw si kaw bu ma ko nuyoo nuyuwaale naa képp ku am ndombu tànk diine si dëkk bi di nuyu tamit kilifa aada yi kilifa politique yi nekk si biir Yoff yëpp. di ñaan yàlla mu may ma xol bu dal ak xel bu dal ba ma bañ a wax fii benn kàddu boo xamante ne day xeeblu waa Ngaparou wala ma fi wax benn kàddu boo xamante ne day xeeblu waa Yoff mbooloo di nuyu Mariama di nuyu góor gi di nuyu Cheikh sama co-débatteur yëpp di nuyu waa Yoff ñëpp di rebondir si góor li mu wax rek yàlla nañ fi def débat boo xamante ne du doon incitation à la violence parce que nit ñi dañuy seetaan te nawetaan vraiment dafa ànd ak coow yoo xamante ne souvent si dirigeant yu mag yi la coow li di jóge xale yi force yi continuer rek di toj kon daal lépp luñ fi waxtaanee yàlla na doon njariñ yàlla na doon luy indi avancement yàlla na doon luy indi apaisement di nuyu ñëpp di xaar sa débat. ñoo ngi lay fay bu baax comme ni ngeen ko gisee képp ku fi toog nii tamit rek sa waa équipe ñoo waxtaan ñu envoyé leen ñu toog ñi ñëpp ay dirigeant lañ ci équipe yi nga xamante ne yooyu lañ nekk góor gi ngeen nekk champion jaune 6 bu 2018 2019 ngeen jël ko daaw coupe bi ñaar sax mën naa ko wax ngeen jël cadet ak senior mën naa wax loolu tey jii looy wax ci loolu avant tout. waaw di ko sante yàlla rek te xam ne fii lépp lu fi nit yor wala nga man ka wala nga am ka rek si lu mu mënti doon bu la yàlla dimbaliwul doo dem te yàlla à chaque fois ñi muy dimbali mooy ñi boole xol yi ji ma doon benn xam ne bon mbooloo mooy doole comme niñ ko waxee dafa wuyu ji sax seen tur yi muy Yoff mbooloo yàlla bu si ca dugg di wax ne toog nañ boo seetloo daaw géej premier tour lañ toog yemoo ñu defaraat bureau bi c'était seulement pour defar esprit supporter yi xam ne football moo defet ñoo ànd te it tant que supporter yaruwul mënoo am ndam équipe bu ñàkkee coupe rek na xoolaat ay supporter am bu baax ji ma liggéey ak ñoom
te li koy indi liggéey boobu mooy soo jógee si nawetaan da nga war a def ay activité parce que nawetaan du football rek boo toogee rek directement dem toog booy après yënguñu si dara après seen xol day tàng bi ñëwee ñu instauré loolu pour ji ma defaraat esprit yi boo seetloo premier tour supporter yëpp dañ jóg yuuxu tàccu ñu ne Ndangaañ changé na ñun loolu lañ ñaan yàlla doxee ko luñ résultat quel que soit les résultats buñ mënti am noonu la ñaan yàlla doxee ko. mais ñëpp xam ne tamit 25 ans ci ginnaaw la Ndangaañ nga jot dem final daaw macha allah ngeen def benn campagne bu am force lan moo leen motiver ba tax ngeen ne carrément ñun dañoo ñëw pour pare su li nga xamante ne mooy seen jàkk bi macha allah mu gën a rafet ci yow yàlla ubbi waale buntu yi ngeen jëlaale ñaari coupe yooyu lan moo leen motiver. waaw sant yàlla bu baax wax nga ko sax si biir 25 ans yi sànq maa ngi lay def benn rappel si affaire supporter li ñu doon xañ bokk na si parce que boo xoolee 25 ans yi ñu toog li ñu si absenté bari na si nawetaan kon tey mën naa wax ne loolu moo ñu indil 25 ans yi waaye tey tamit dañ koy sante yàlla bi ñu demee ba esprit yi ñëw ñu ne carrément lii moo fi manqué ñu jël ko def ko si supporters yi kon kooku noonu bu ñu demee ba def ko réussir rek dañ koy sante yàlla. xam nga jàkka ji tamit comme li nga wax rek bi mu ñëwee jeunesse bi dañ si amoon yéene bu rëy koñ bu nekk di togg di indi say ciment di indi say fer xam nga ba jàkka ji àgg ñu appuyer suñuy mag comité de gestion bi suñuy papa suñuy maam suñuy lépp loolu tamit may nañu tey jii nii ñoom ñu am xol bu sedda ñoom it seen ñaan rek yóbbu nañ Ndangaañ yorul woon dara amul dara du question ne dafa dem xërëm wala def lu non ut na équipe ñaan ay magam ñaanal ka muy magi jàkka ja ñu dem ak suñu yaakaar ak suñu pas-pas ak suñu détermination ñun daal loolu yaakaar naa ñu moo ñu may ndam te ñu ngi ñaan yàlla waaw ñu ngi ñaan yàlla mayaat ñu ko daal si kantanam. Cheikh ASC Ndenaat naka ngeen di waajale saison ren bi. waaw Mariama saison ren bi moom yaakaar naa début bi boo seetloo ñu ngi koy waaje moom wax dëgg yàlla comme ni ñu ko daan waaje rek mais ren des raw parce que boo seetloo début bi ren yàlla def na ñoom suñu premier match am si ndam mais si côté mobilisation bi am na fi ndax mosu fi jóg. d'accord ñan ngeen yéen seen saison bi kan ngeen gagné. waaw ñun ASC Ngaparou lañ gagné. d'accord moom lañ footballal gagné ko. mais tamit comme ni ma ko waxee rek mobilisation bi mosu fi jóg ñu ngi fi di gën a góorgóorlu ndax boo seetloo ren dinaa si leen nawetaan ak ñun football ak duñ football lañ toll woon mais yàlla def comité de section bi fi ne di doon ay mag yu baax ñoom it comme ñoo oo xale yi mobiliser leen xamal nañu kat ren war nañ mën a prouver si lañ nekk nag di góorgóorlu di ñaan yàlla tamit yàlla dimbali ba niñ débuté mu continuer noonu incha allah. incha allah frère moo taay ASC Ngaparou ngeen nekkoon champion 2016 2017 yéen la woon contre Ndenaat ngeen def 2017 2018 contre Xeeru Fajar ngeen ñëw jëlaat tam régional nan ngeen di waajalee seen saison ren. waaw Mariama saison ren bi ni ñu koy waajalee comme ni ñu doon waajee saison yëpp bon boo xoolee daaw dañu def un peu fausse route ñëw toog premier tour mais malgré toog premier tour bi Ngaparou c'est l'équipe à abattre dañ nekk si zone boo xamante ne am nañ un champion sortant mais ñëpp Ngaparou la ñuy xaar loolu dafa am lu ko def si ñun on a fait un parcours boo xamante ne dañu génn si Xeeru Fajar def un long parcours bankal sa baaraam dama football départemental dóor HLM Mariste 8e de finale dóor Fass Delorme quart de finale dóor Cité Millionnaire demi-finale dem dóor Jàmbaar régional quart de finale régional dóor Yaakaar bu Guédiawaye demi-finale régional dajeef Jokkoo la meilleure équipe de Dakar Jokkoo Malika dóor Jokkoo jël finale régional mu nekk un très long parcours. mais da ngeen dem départemental bi dóor. waaw bon loolu xaaral ma expliquer si tuuti bu dee may nga ma ko. vas-y. gis nga dynamique bi ñu nekkoon si bi ñuy football finale régional ak Jokkoo bu ñu pare woon rek finale départemental dinañ gagné ñaari trophée yëpp. parce que finale départementale bi dafa dem ba bari ay prévoir renvoyer bon il y avait des raisons si seen côté parce que il paraît problème organisation Khalifa Sall je ne sais pas ñoom ñoo waroon subventionné mais dem nañ ba presque joueurs yi nekkatuñu dans le bain
final neen football final neen régional teg si lu ay 1 mois et demi ou bien près de 2 mois di soog a final. mooy bi ngeen demee Kolda wala ba tey bokkul. non bokkul avant loolu avant ñuy dem la. bon si leen nekkee bon presque génn nañ dans le bain joueurs yi nekkatuñu en concentration malheureusement ñu joué on l'a perdu mais donc loolu lépp c'est pour rebondir. on a fait un très long parcours ñu ñëw ndëkk toog saison prochaine ñu toog premier tour bon malgré toog neen premier tour Ngaparou c'est l'équipe attendue bon ren dëkk waajal nen. mais lan moo tax loolu lan mooy waral chaque jour yéen dañuy toog di leen xaar mën naa wax ne équipe yi nekk Yoff yëpp yéen ak Ndenaat lañ ciy gën a xaar. ci non ñun pas ñu nax Ndenaat non du ñu nax Ndenaat ñun Ngaparou parce que waaw Ngaparou. dama bëgg a wax yéen ñaar yàlla dafa def da ngeen mën bés. waaw mooy li ma la. man bés ni ñu leen xaaree noonu la ñuy xaaree Ndenaat mën naa wax loolu. non man pour man. loolu moo tax daaw bi ngeen toogee premier tour nit ñi ne lu tax ngeen di toog parce que da ngeen di neexal. non pour man du sax ñu nax Ndenaat pour man ñun rek la Ngaparou dafa doon par exemple li Fatiha doon si julli Ngaparou loolu la doon si nawetaan. imagine xam nga sama xarit Go mu ngi wax ne bari nañ ay saison yu ñu toog joué wuñu zone 6 ak ñeneen mais imaginez benn saison nawetaan zone 6 sans Ngaparou donc maa ngi extrapoler dama bëgg revenir at si naka nga ñu waxe préparation bi bon waaj nañu. bon ut neen mettre neen en place un bureau ut neen ay joueurs comme nawetaan yi nga xam ne joueurs yi football la ñaanlu neen aussi si suñuy magax suñuy kilifa te Ngaparou nañuy dundee nawetaan moo extraordinaire pour vous dire avant ñuy jouer suñu premier match magi dëkk bi dañuy waxtaan ba pare envoyé fa délégation entraînement ay pas ñu ñëw entraînement fekk xale yi ñu entraînement ba pare ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ne leen mag ñi ñoo ñu fi yebal. ñooñu yebal si yéen ñaax leen bon junjee leen que ne Ngaparou du équipe buy des ginnaaw Ngaparou dafa war a nekk toujours sa kaw bon tijji neen yàlla def na defet ñooñu koy accepté di masalu coono waa Ngaparou ñëpp di xool li nekk si suñu kanam te di leen wax ne nen ñu xaaraat parce que jóg boobu noonu ñuy jógaat suñu jóg ñun waa Ngaparou xajul si kenn te incha allahu rabbi dinañ jógaat. waaw xam nga. ñu dégg ne. nee nañ waa Ndenaat loolu mooy woon seen final. yéen nee ngeen da ngeen doon tojal. ñu nekk boobu nit ñi ñu ngi koy wax loolu lan la tamit. waaw boobu foofu dama leen si félicité suñu mbokki waa Ndenaat yi dama leen di félicité si victoire bi mais nag ñoom sonnoon nañ si trop xëy na dañ leen doon may tuuti chance rek pour. xaw leen a mayat espoir tuuti si nawetaan parce que tamit. est-ce que daaw tamit nekkul woon même chose ba tax ngeen toog premier tour est-ce que tam du ngeen yaakaar loolu ba tey ren ngeen toogaat premier tour yàlla rek moo xam. non junj naa la léegi si wax nee naa la bàyyi neen xel li ñu mag ñi wax Ngaparou du équipe boo xamante ne day des ginnaaw Ngaparou dafa war a ne coll sa kaw te incha allahu rabbi ñu ngi waajal jóg bi ñuy jógaat incha allahu rabbi xam naa ne. kenn duñu entente te kenn duñu mën a téye loolu moom maa ngi koy wax ñëpp di ko déggandoo incha allah rabbi. yow Cheikh depuis 2008 ngeen nga jël ko waa ASC Ndenaat ñu gis ne 3 ans yu mujj yi da ngeen souffrir lool ay waxi président ay coow ay ñeen ñàkk juboo ñiy démissionné ñiy dem loolu lan la exactement. waaw Mariama question boobu dinaa sabab su trop ndax yaakaar naa ne problème mënul ñàkk si dëkk. aussi problème bi nga xamante ne tey moom la dinaa doon dund di ko suufi bëri na ay ASC yoo xamante ne dund nañ ko amaana ko peut-être dund naa dafa fes mais nag sant nañ si yàlla bu baax a baax ndax des fois nit boo nekkee si benn compétition di si am ndam toujours problème mën na am sax mais day nëbb problème bi pour mu feeñ foog nga commencé ñàkk moment yi ñu commencé ñàkk si le problème yëpp feeñ parce que maa la koy wax sànq si biir wax ma ne la ñun suñu ASC bi ASC bu ndaw parce que tey boo seetloon Ndenaat am na foo xam ne dafay toll équipe yi ngay dégg tey nii yëpp ku si nekk am na benn at boo xamante ne baare wu nga toog jekkalaat xam nga mais ñun loolu fekk duñu si ba tey parce que tey ren ñu bëri dañ jàppoon ne sax ñun dinañ jéem a bàyyi ren mu off xam nga jekkalaat déwén mais comme yàlla dafa def am ñoo xamante ne dañ nekk si dëkk bi tudd comité de gestion ñoom it ñoom seen wàll dafa wëy parce que toujours ñoom benn question bi rek la ñuy wax nañu toujours leen la ñuy xelal nañu fexe leen ngeen góorgóorlu pour dem jëli lii seen kanam ndax Ndenaat pertul dara amaana ka tey
li ñu jot a jógee noonu mooy comme ni ma ko waxee rek ay problème yu ndaw la rek yoo xamante ne dañuy dal ñeneen nax ñeneen nax. est-ce que instant bi rek la woon. waaw instant bi moom sant nañ yàlla bu baax a baax a baax parce que boo seetloo daaw bi ñuy dugg si début nawetaan yi dañ jàppoon ne problème yi décanté woon na pour ñun situation yi nekkoon yëpp génn nañ si mais xam nga boo seetloo début bi dañ tegle 2 défaites xam nga difficilement lañ qualifié contre Khourbassi lañ qualifié parce que soo seetloo léegi yaa ngi koy wax ne kii ni ñuy bàyyee ngapparu xel dañ koy bàyyee ndinaan xel mais moom mu ne mën na bañ a gis loolu parce que tamit si mën na ko bañ a gis mais tamit Yoff histoire nawetaan su ni ma ko jàppe mënoo tudd benn ASC te doo si boole ndinaan parce que même bu fekkoon dañ toog 25 ans ñuy toog premier tour tamit dañuy bàyyi xel parce que ñun suñu départ moo mel noonu ñun rek ngay gis ñoo xamante ne tey bu ñuy ñëw si stade bi luñ ñàkk confiance du ñàkk supporter dañuy ñëw toujours te am na si ay ASC yu bëri yoo xamante ne tey bu ñu jëlee ñaari défaite pare nañ si bu ñuy ñëw du ñu am sax ñu leen gunge te ñun toujours benn rigueur lañ gëm même bu fekkee dañu laaj benn point wala dañu laaj niil sax pour ñu qualifier ñun ñëpp dañuy ñëw ànd si. effectivement loolu dinaa si ñëw si kanam ci affaire de supporter bi góor gi dañoo gis ne tamit ndëngaañ staff bi ñu am maanaam ñi fi juddoo ba ni ko màggee ñoo nekk si staff yéen yéenay doxal bi ngeen juddoo ba tey macha allah mu nekk lu rafet yéen ñëpp bu ndëngaañ xewlee yéen ñëpp ngeen jël dugal si seen loxo mais dañoo gis ren tamit ngeen changé président moom moo changé moom moo démissionné wala yéen a ko changé. waaw Mariama loolu moom ma ne si tontu bu gaaw sax di wax ne bon équipe bi fi nekk staff bi fi nekk di liggéey dañuy sant yàlla parce que yàlla may nañu jàmm suñu biir lépp lu kenn wax dañ koy xoolaat ko bu baaxee rek ñu adopté ko loolu sant yàlla la yàlla nañu si yàlla continuer ñu nekk si dynamique boobu. beneen mooy président bi démissionné na si postom parce que dafa am leneen lu mu doon def pour am temps tuuti mais mu ngi si comité sportif bi mu ngi si équipe bi ba léegi xam nga kon génnul si équipe bi. Ndëngaañ yàlla loolu la ko dimbalee ku démissionné sax di nga am beneen côté boo taxawee pour jàppale équipe bi kon tey jii nii ba léegi liggéey équipe bi ñuy wax rek moo fi nekk dafa jóge fii dem fii nii te loolu moom c'est des raisons personnelles yoo xamante ne moom moo ko wax ñu nangul ko aussi. waaw Ndëngaañ moom waaw moo démissionné am yu muy nekk di lijjanti pour mën a appuyer waale tamit comité sportif mooy ki nga xamante ne moo géré joueurs yi affaire yooyu. d'accord ñu gis ne tamit ren dafa am seen ay joueurs ak seen quelques dirigeants yoo xamante ne jóge nañ fa dem fi nga xam ne mooy Bokkuwaar lan la joueurs yooyu moo xam Bokkuwaar wala bi yeneen équipe yi nekk fii nii ci yow dañu amul satisfaction ci équipe bi wala lan moo waral seen départ bi. waaw man gis naa si kenn ku dem ku xamante ne yàgg si équipe bi dana woon bu jëlee coupe dafa bëgg a bàyyi football. léegi nag dafa dem juste rek pour terminer carrière am moo ko yóbbu Bokkuwaar mais yàgg na si équipe bi trop dara naxar yu ko fi wax dëgg même moo joueur yi sa ñooy toog comprendre nga mais bu fekkente ne si staff bi kenn jógewu fi ñi fi nekkoon ba léegi ñoo fa dañ renforcer au contraire renforcer suñu équipe pour préparer parce que nawetaanu Yoff moom ku ne day yomb rek da ngay nax sa bopp nawetaanu Yoff moom day xëy rek wasin du ëmb ba mukk day xëy rek ne mes nga nag kii yaakaar ñu ko woon mun a tël loolu nag dañ koy sant yàlla ñu am ngëm yàlla gu toll ni képp ku yàlla wax ne ren yow la rek nga nangu ne yow la mais it bu ne du yow rek nga nangu ne du yow te xam ne nekkoon nga fi comprendre mais ñun dañuy ñaan yàlla rek à chaque fois rek ñu nekkaat fi parce que nag final dafa neex sama gars yi xam nañ ko neex na lool waaye may ma tuuti rek ma rebondir si li ngeen doon wax sànq actuellement ni bu ñuy bàyyi xel équipe actuellement ni sincèrement honnêtement Ndëngaañ la ñuy bàyyi xel parce que nag gis nañ parcours am daaw ku nekk nee ne ren du dem fen est-ce que comprend équipe yëpp tamit boo jëlee final dañ lay waajal xam nga ñun nag yàlla lañ am comme ñaan amuñu mara amuñu dara yàlla rek la ñuy ñaan amuñu mara amuñu xaalis mais daal am nañ yaakaar suñuy jour ak suñuy magi dëkk comprend pour ñu ñaanal ñu li si dañu bàyyi ko si loxoy yàlla xam ne bon yàlla moo fi ne mais daal xam nañ ne ñëpp ñu ngi suñu kaw kon buñ la bàyyi xel rek tey jii nii ñun la ñuy bàyyi xel te nawetaan passé na léegi ay turu quartier yi de nawetaan léegi chaque saison bu tijji rek li nga fay fekk nawetaan amatul loolu amatul maanaam kii moo fi nekk wala ne léegi liggéey moo am pour mën a def résultat. waaye itam xam nga foo dem rek dina am bureau dina am
ñoo xamante ne ñoo jiite mais man si sama seetlu damaa gis ne Ngaye ñëpp ay dirigeants lañ ñëpp ay dirigeants lañ donc est-ce que tamit lan la da ngeen bàyyi ba lépp di waaj a sotti ñëpp bëgg see dugal seen loxo wala naka la demee parce que dañoo gis daaw képp koo si gis doo gis ne sax ku toog si kaw tribune bi ñëpp a ngi ci suuf ñëpp nekk ay dirigeants loolu nan la mënee nekk. waaw di wax ne Mariama xam naa da nga amul seetlu parce que boo amoon seetlu sax xam naa doo ñëw si question mais tamit daaw la fees aussi kon c'est normal c'est évident nga ñëw wax si tey jii nii mais daaw la fees na ngaa ñëpp ay dirigeants lañ mas a doon ñëpp na ngaa li si gën a garaaw mooy. mais loolu du yoon il faut mu am ñuy jiitu. waaw su ma nee ay dirigeants nit ñëpp dañu war a doon ay dirigeants si benn côté si côté participation comprendre lii bureau bi di liggéey bureau kase mënul liggéeyal ASC il faut waa dëkk bi appuyer bureau bi staff bi am confiance li muy liggéey yomba si moom comprendre foofu laay waxee ne ñëpp ay dirigeants lañ mais am nañ bureau am comité directeur comprendre comité directeur bi ay réunion am ak bureau bi bokkul kon cela veut dire teg nañ ko si dynamique bu baax on est bien organisé comprendre kon nag incha allah daal ñu ngi ñaanaat rek li sama chaque jour sama kàddu ba ma la koy delloo mooy yàlla nañu yàlla mayaat ñaar yëpp sax yàlla mën na ko daal yàlla nañ ko wékk. waaw loolu yàlla mën na ko yàlla rek moo xam ne gis ne tamit ASC Ngaparou da ngeen bari ay joueurs étrangers bu njëkkoon si dinaa dëkk daal gis dinaa presque seen joueurs ñu bari daawuñu fi woon dëkk damay joxe Cheikh yu mu fi toog sax moo tax ma di ko wax ci kanam mais yéen tamit loolu lan la exactement. Bon, Mariama, loolu c'est le charme des organisations qui grandissent gis nga équipe moo xam équipe wala muy parti wala muy bépp organisation rek buy màgg bu demee ba tollu fenn fi day doon maanaam comme li ñuy waxee far bu jar quoi di nga toll foo xamante ne bala ngay uti ay joueurs sax ay joueurs daw ut si la te nawetaan aussi. xam nga day roy si football au niveau te boo gisee léegi football au niveau mouvement daf si bari jóge fii dem fële dafa nekk charme dafa dem ba doon charme football léegi nawetaan rek dafa dem ba dugg foofu bon ni dëgg la sa xale yi penc leen ka xamee woon xale yi dëkk si penc mi fu ñooy football et cetera mais léegi dafa dem ba jéggi foofu. bon te nag loolu la ñuy ñaan yàlla mu gën a sori parce que tamit xale yi seen temps rek leen am seen tànk leen am si leen yaakaar ñu si bëri si leen yaakaar tere seen waajur kon bon pour man c'est de bonne guerre saison di tijji ASC Ngaparou jël jeunes yi nga xamante ne ñu ngi si dëkk bi sawar nañ mën a football boole kaax ñi nga xamante ne ay dëkkaan leen ak ñi nga xamante ne ay wàlliyaan leen composer une bonne équipe football loolu yaakaar naa ne amul benn. mais tey jii boo seetloo seen ay ñaari saison yi nga xamante ne jël ngeen ko ki nga xam ne mooy Clément kii di Guèye Sarr kii di Mody kii di Thio mu nekk seen góor ñooñu dañ si jouer benn rôle bu exceptionnel macha allah ba tax ñu bari dañuy wax ne ñoo tax ngeen jël ko bu doon yéen kese du ngeen ko def. xam nga loolu lan moo ko waral gis nga Ngaparou ni muy marqué nit amul benn ASC bu koy marqué jour si Yoff xam nga Clément. Mody ak Guèye Sarr xam naa ñu ngi may seetaan maa ngi leen di nuyu bu baax xam nga nan laa leen di woowee man bu ma dajee dama naa leen chef de quartier te pourtant ay waa Richard Toll leen dama naa leen chef de quartier ñu ree ñu bëri tamit bu ñu dajee danaa leen chef de quartier te pourtant Richard Toll la ñu dëkk football moo leen fendise woon mais Ngaparou ni muy marqué équipe ñooñu den dem ba léegi si dëkk bi la ñu dëkk ñi beetuñu de xëy na événement mooy tax ñu dem mais ñu ngi si dëkk bi te pourtant ñu ngi football yeneen équipe. Ngaparou dëkk fa te teewul mi ngi Medina. dama lay jox beneen cas am. ñooy woon seen force de est-ce que tamit fi ñu dem taxul tamit daaw yéen a yaa ngi gën a xam seen premier tour. waaw may ma jeexal loolu dama bëgg évacuer question boobu ba pare Ngaparou ni muy accueillir nit loolu tamit étranger yu bees peut-être di si équipe bi laa leen di wax di ngeen dem ba kenn dootu si bëgg a dem fenn parce que Ngaparou ngay bëgg dëkk Ngaparou mooy marqué noonu équipe solidarité entre ñun yaatal waxtaan ak yow da ngay toog ba si yàgg benn jour ñaari dirigeant invité la reer nga ñëw ñu toog ak yow reer naan attaaya waxtaan seen waa kër waxtaan sa waa koñ donc loolu dafa tax étranger yu bëri taamu Ngaparou personnellement bon c'est vrai
am na ñoo xamante ne bu ñu génnee sa équipe di nga sentir doole ju wàññeeku si yow c'est vrai bon Mody ko xam Mody ni mu mel ak xarañam Guèye Sarr ak teeyam et tout ça Clément ñoom ñëpp mais nag dem nañ mais am na incha allahu rabbi ñeneen ñu ñëw man ba mënuma toog si télé bi di expliquer détail nawetaan moo sew mais nag bon dem nañ ñu ngi leen di souhaiter bonne chance et tout ça mais aussi ñu ngi séntu ñeneen ñoo xamante ne sûrement dinañ renforcer waat équipe bu Ngaparou toll fa mu toll woon defaat ay jéego jëm si kanam. d'accord léegi bu ñu nee Ngaparou dañ naan raciste si seen biir kese bu ma waxee raciste tamit dama si jeytal sama bopp ndax ñun Ngaparou lañ dëkk bu ci góor gi ndoy mais dama lu bëgg a wax Ngaparou raciste bennoo bokk lépp loo xamante ne mu ñuy def est-ce que jubboo boobu noonu am ci Ngaparou est-ce que yegg na si équipe bi. waaw xam nga ñun dañuy wax ne Ngaparou ñun si suñu biir mën nañoo tojante ay bopp mën nañoo kii mais bu dara desul lu Ngaparou rek ñëpp ay taxawaat xam ne Ngaparou moo soxla mooy li ma la doon wax rek organisation buy màgg bu demee ba tollu fenn fi day du ñàkk ay coow yu xëy na ay coow yu sew a sew rek mais bu ñu demee ba intérêt suprême taxaw muy intérêt Ngaparou ñëpp ay tourné waat autour de l'essentiel bon Ngaparou amul meroo amul jéppio amul xiiroo amul ŋaayoo Ngaparou képp koo gis benn objectif la mooy nu Ngaparou jëme kanam loolu moom amul benn problème si Ngaparou loolu Ngaparou moo si loolu mën naa wax ne Ngaparou moo si la référence xam nga defe naa Ngaparou moo njëkk initié def tournée présenter sa trophée aux autres quartiers bi ñu jëlee suñu trophée contre Ndenat au lendemain dañu def grande tournée yóbbu ko si quartier bu nekk. bon bëgguma dugg ci détail mais am na penc mun dem am na góor gu ci penc mi góor gu ñu dalal mu wax ne dëgg dama daa dégg ñu naan Ngaparou la référence waaye dëgg nangu naa ne yéen la référence parce que yàgg naa Yoff maa ngi soo gis équipe bu gagné tournée coupe def tournée di ko présenter dans tous les quartiers. man li ma gis mooy da ngeen ragaloon Ndenat tellement ba bi ngeen jëlee bi gëmewu leen que ngeen ne carrément nañ dem ci bopp. waaw damay denc question boobu maa ngi si ñëwaat dafa am noo bëgg a teeral rek bon ñu jógee yaa ngi may perdre le fil de mes idées sax bon ñu jógee si loolu di dem final régional suñu final régional bon gis neen élan de solidarité bi ñu waa Yoff kii woon xam nga loolu tamit koo seexalul jàmm doo mën a am demalanteex boobu noonu foofu waa Ngaparou football ñu woon waa Yoff ñoo doon football yi tóngoor ba laayeen amaatuñu woon aussi occasion toog sant leen si parce que depuis boobu amatuñu benn sortie médiatique maa ngi si profité di sant waa Yoff ñëpp si taxaw boobu ñu taxaw si suñu parcours régional ak national et tout ça mais au-delà de Yoff pour demalante bi ngay wax bi ñu footballee suñu final départemental ak jant bi final boobu préfet de Dakar daf ko classé woon à haut risque def na 3 réunions yoo xamante ne CD yoo xamante ne c'est pour préparer final bi di ko wàcc convoqué suñu dirigeant parce que dañu ragaloon xale yi parcelle ku leen xar bandier tout ça neen ma bal xale yi Yoff bari coow final préfet dafa ragaloon mais bi final bi jàllee sa lendemain ba dañu mobiliser ñetti car ñun dirigeant joueur section féminine ak supporter ñu bett waa jant bi dem seeti ji leen mais gis nga bi ñu ñëwee bi ñu woowee président jant bi nekk ñu ngi fii dafa tiit dafa woo président ODCAV Dakar nekk waa Ngaparou ñu doon football démb ñoo def mobilisation dëkk bi kenn desul ñu ñëw seet sañu pour ndokkale sañu kooku tëj biroom daw ñëw oo ay autorité si nawetaan depuis lors yaakaar naa ne ñooñu tamit noonu lañ ñu jàppee ñooñu tamit nangul nañ ñu suñu référence kon bu dee ñu ñooy demalante ak waa Parcelles massama waa Yoff ñu ñëw dëkkal looy. d'accord mais moo góor ñi ñun ñëpp d'accord ne Yoff ba Yoff tëj Yoff dëggam nañ Ndenat Yoff dax supporter Cheikh ngeen mën bés bu ñuy ñëw dañuy gis maire yi ak baay yi rouge blanc yi yéen ñëpp ñu ngeen amee courage yu macha allah àndandoo yéen ñëpp ngeen di dem seetaan yi nawetaan yéen ñëpp ngeen di supporter lan mooy seen secret ba loolu muy am à chaque année ngeen di def même bu dee premier tour ngeen di def. waaw Mariama question ak mën supporter bi. question bu am solo nga ma posé te dinaa sawar ci tontu si trop ndax yaakaar naa ne Ndenat moom ñu dañ judd fekk fi Aligans te baatu Aligans boobu ñu fi fekk su suñuy papa la woon suñuy kilifa ndax biñ gënee doon ay xale ñun daan topp Aligans yi ñoom niñ daan comportement woon sax ak léegi bokkatuñ parce que dañ daan jël peinture doxe fii ba terrain muy kekk bi boobu fii la football bi daan am si kekk bi yàlla def
ambiance boobu moo fa ne ba tey ndax boo seetloo toujours mag ñi sax dañ koy wax naan Ndinaat bu mobilisé woo lu mu ñaan rek yàlla may ko ko si côté supporter boobu lu ñu yàgg bëgg parce que Ndinaat boo amee seetlu tuuti sax si côté tëgg bi bëri na ñoo xamante ne sax duñu ay géwél ay géer lañ ku si mel ni man ak sumay mag ak sumay rak ak ñeneen ñoo xamante ne tey jii ñoo daan ànda di ñëw di jiital gars yi si wàllu supporter parce que tamit basique entraînement Ndinaat ñun ñoo njëkk a ñëw di wàcceel ay agiko di ko yóbbu entraînement mu mel ni nawetaan foofu parce que loolu dafa jàpp ne dafa am solo si équipe parce que équipe mënul dem sans supporter parce que boo amee seetlu tuuti joueur bi nekk si biir terrain bi di football même gars yi dañ koy wax Ndinaat bu daan yóbbu matériel am ba teg joueur yi balaa ñuy mën a sentir seen bopp dëgg gars yi yékki bu gars yi yékkee da ngay gis ni ñuy jógee joueur yi ñi ñu amee xabtal parce que Ndinaat tey boo amee seetlu moment yi muy football di ñàkk yëpp ñàkk supporter bee ko war a man chaque jour dama koy wax dama naan Ndinaat saa yu tekkee sabar génn préparé wu fi mu war a préparé wu génn tëgg ba garage jël oto dem yàlla la ñuy may ndam loolu lu ñu yàgg a seetlu la. mais yàlla def tam bi ngeen di football ak Ngaparou da ngeen leen doon jiital moo tax ngeen def benn foot extraordinaire boobu nga xamante ni ba tey nit ñi duñ ko bàyyi. mooy si final bi. waaw. waaw xam nga moment boobu. parce que yéen dafa mel ne da ngeen sonal waa Ngaparou de. Ngaparou kay doo soo boo. ba pare Ngaparou sonal seen ay dëkkandoo ñuy waa ASC Njere tamit yéen da ngeen bari histoire. non pas histoire yéen ku leen man rek ngeen commencé indi Ngaparou. c'est que Ngaparou li mu jot a dund si nawetaan bu metti yëpp dinaa da ko teg boo amee seetlu tuuti après si kanam am na si ñoo xamante ne man dama doon nekk Ngaparou waaw léegi la nii rek 5 ans yi ñu jóge nii mu duñu wal mais Ngaparou Ndinaat bu jëlee 13 coupe boo amee seetlu 8 yi wala 6 yi si Ngaparou la ko jëlee parce que Ngaparou final buñ final ak moom da ko doon ñàkk ba moo tax final bi ñu mujjee final ak moom noonu ñun mbégte boobu lañ amoon parce que bi ñuy dem dañ jàpp ne jël nañ coupe bi ba pare te moment yooyu boo seetloo Ndinaat beneen xar-xaru kanam nga fay gisaat peintuwaat nañ dëkk bi xam nga préparé ko ba pare dañ final cadet final suma moment boobu dëkk bi naat xam nga ñu def mobilisation bu rëy parce que boo seetloo midi lañ commencé tàgg di tëgg ñu ngi àgg rond-point mais 4 heures xaw ma 5 heures parce que midi génn nañ Ndinaat pour tëgg pour dem ay stade mais xëy na peut-être noonu la mënoon a demee. waaw te boobu noonu moment boobu dañ jëkk football ak Tongoor tamit teg la woon ni du ñu dóor teg la ñu plus de ay 6 ans duñu dóor ñu dajee moom quart de finale wàccee ko xëy def féet bu rëy parce que boo amee seetlu sax gars yi des fois dañ naan gañu Tongoor sax moo leen di gënal coupe yàlla def ñu gañu Tongoor di góorgóorlu ba dajee Ngaparou finale moo tax mobilisation boobu waroon waaw. mais xam nga dañuy wax Ngaparou contre yow mais yéen lu tax jubboo leen ak seen ay dëkkandoo pas du Tongoor du ASC Njere muy daagu daan boo xamante ni tout le temps yéen a ngi jote tout le temps te moo ne yéen ñoom ngeen waroon a mën a gën a jubboo. waaw xam nga loolu xëy na peut-être si nawetaan bi la rek ndax tollu woon nay jamono Ndinaat bu daan mos a football ba ñëw keneen ku mu mën a footballal bu ñëwee waa daagu daan la koy si Njere la koy si xam nga ñu gañe ko moom la koy sippi ñu bañ ko gañe moom la koy sippi mais nag àddina moo demee noonu tey Yoff boo amee seetlu équipe bu si nekk rek am na benn noir am na si ñoonte ne ñoom dañ naan tey buñ sañoon équipe bii duñ am dara si football parce que da ngay seetlu tey ñun mën nañ teel a génn sax ñàkk xam nga wala tey ji exemple suñu adversaire bi wala comme suñu benn noir ñàkk si compétition bi génn premier tour si moment yi muy génnee premier tour day fexee jaayante Ndinaat mën a génnaale mën a ñàkk premier tour yi mën a teel a toog comme moom parce que tamit nit mënoo ko bañ ba pare bëgg muy dem xam nga xëy na peut-être loolu la rek mais loolu sax boo amee seetlu bu baax jeex na parce que loolu bu njëkkoon lañ daan def ay jamra xam nga ñëw di yooyu noonu xam nga. mais ren daal yéen a ngi waajalaat lu mel noonu comme seen départ macha allah da ngeen ne prix rek ngeen doon ren moom pour nga bëgg a dégg dëgg bu neexee yàlla incha allahu rabbi yàlla li muy may ndigam nangu incha allahu rabbi fi ñuy xaar équipe yi yu mag yi parce que sax dama naan léegi ni maa nga bëggoon a wax Yoff amatul benn ASC bu ndaw ñëpp ay équipe yu mag lañ lii ko dalee Tongoor ba
fii nu mu tudd EPEX yëpp ñëpp ay équipe yu mag lañ parce que koo xalaatul day final Khourba dafa final bokkuwaat final ak keneen ak keneen kon Yoff ñëpp ay ASC yu mag lañ parce que même côté boobu la ñii ñooy jóge fii dem fii ñii jóge fii dem fii kon tey jii ñun su boobu côté ñoo ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax xam ne ne ñun équipe bu ñu dajal équipe bu mag la suñu ñun amuñu ay ngapparu wala ay ndëngaañ ay lii donc dinaa boo amee seetlu bu baax buy footballaa ASC buy footballaa équipe yu ndaw yi sax si lay gën a sonna buy footballaa équipe bi quartier yi parce que ñun équipe bi quartier yi benn bët rek lañ leen xoole mooy suñuy naw la leen dañu war a mën a ñëw rek faras leen dem toujours lu ëpp esprit boobu lañ jox. d'accord dem ngeen tamit départemental ay yoon mais 3 fois ngeen mës a dem final. waaw mais ren demu leen départemental. ñoo ren demuñu départemental parce que génnuñu. génnuñu waaw demuñu woon départemental. te déjà si moment yi may laaj sànq dama la ko fàttee wax parce que 2008 boobu ngay wax biñ gëjee jël coupe après 2008 bi finalaal nañ fi 2 fois Tongoor door nañu fi final si diggante 2010 2011 ñu finalaal feex Mbengeen stade Amitié final boobu àggul ñu football première mi-temps mu desal ñu 45 minutes daw ba léegi footballaatuñ ko boobu tamit gars yi foog ñu koy bàyyi xel après ñu finalaat fi tamit ñox Ngaparou le reste demi final lañ ñàkk parce que tamit ñun defuñu parcours bu bon si ni ma jàppee parce que boo amee seetlu tuuti sa 8 ans yi ma xool 2008 ba léegi nii 3 fois lañ fi toog premier tour yi si des demi final lañ ñàkkee te ñii ñu gagné demi final ñoo jël coupe bi Ndëngaañ bi mu ñu gagné demi final moo jël coupe bi Ngaparou bi mu ñu gagné demi final moo jël coupe bi. góor gi ngeen di joué instant bii nii départemental yaakaar naa njëkk ngeen joué ngeen war a amaat benn match. waaw di si woo waa Yoff rek te xam ne ñun ku xewle ku jénn dañuy jénn appuyer la ak équipe bu mu mënti doon ñun nangaa ñoo bindoo noonu ñun duñ xaar léeg-léeg sax da ngay am ñuy dem sax am ñu na laan waaye yéen ni ngeen ñàkkee fayda demoon ngeen non suñu esprit dépassé na foofu ñun dañ bëgg équipe bu mënti jénn rek yàlla def coupe bi ñëw fii ñu topp si yuuxu supporter lu mu laaj ñu def ko ku mënti jénn nag noonu lañ lay appuyer ñuy ñaan waa Yoff joué nañ suñu premier match deuxième match bi xam naa fin du mois moo gën a leer parce que actuellement nii ñu ngi si ñaari compétition di GIE départemental di GIE navétane te ñëpp xam nañ ne dafa metti kon daal li ma siy wax si wax ju gàtt rek mooy départemental la ñuy joué Yoff lañ représenté ñox Ngaparou ku ñu mën a appuyer ñun ñëpp nañ ñu appuyer ñaanal ñu pousser ñu te xam ne buñ demee duñ ne waa Ndëngaañ duñ ne waa Ngaparou waa Yoff la ñuy wax képp ku ko yàlla jox si ñun muy Ngaparou comme am nañ 1500 pour indiwaat ko Yoff parce que Ngaparoo nga fa Ndëngaañ nga fa kon lii si nañ bañ a pakkasalante rek ku si nekk ji may yéene sa morom départemental bi ñëwaat Yoff bu ko defee lépp dugg Yoff ñu xam ne bon ñunu neen la daal man daal maa ngi oo waa Yoff di oo ñëpp lépp lu ñu mën a jàppalee daal xam ne ñaari compétition la ñu joué ñu jàppale ñu pour départemental bi ñëw Yoff bu dee Ngaparou moo war a final yàlla na ko yàlla def mu final bu dee Ndëngaañ moo war a final yàlla na ko yàlla def mais coupe bi na ñëw Yoff man boobu ma intéressé. moo slogan yi loo teg ku nang la ak lan loo foog nan la lan mooy seen slogan lu waral. bon may ma tuuti rek bala may ñëwaat si boobu dama bëgg a rebondiraat si benn laaj boo ma laajoon mu ne waa Ndenaat dañ leen napp wala bon xam nga si début waxoon nañ ne peut-être ñun ay référence leen xale yi dañuy xool si ñun moo tax bëgguñu communication boo xamante ne day réveiller ay tension wala tout ça mais Ngaparou ab gune Ngaparou kenn mënu kaa xooxatal waxuma nag pour yee fitna wala pour yee violence mais am na mas naa waxtaane sama benn xarit du ma tudd tamit quartier mu ne ma man yéen da ngeen ma jaaxam rek sax mu ne ma am na ñoo xamante ne nappanañ leen ba bu ñuy dajeex ñoom liñ bëgg mooy xew si terrain bi mais yéen moom da ngeen ma jaaxal gune Ngaparou du dellu ginnaaw ma ne ka Ngaparou de moo bindoo noonu donc daal Ngaparou fit ak fayda ak fulla mu nga fa dineen jàmmoo ak ñëpp nag mais vraiment pour day ragal ak ay xooxatal ak ay di neexal nit pour jubboox moom yooyu gune Ngaparou du kanam waa jàmm rek leen bëgg comme maa leen fi toogal ma leen fi yabal ma yor seen baat
te donc loolu du ma ko bëgg a bàyyi mu jàll noonu mu tegaatal ma cinéma sama xarit boobu mu tegaatal ma cinéma adduna football ak ngapparu moo si gën a metti moo si gën a neex ma ne ko firil ma loolu mu ne ma football ak ngapparu moo si gën a metti mooy déjà booy dem xam nga ne daje wax ay yambar ba pare di nga jug moom jug bu teel lu ne di nga ko si daj ma ne ko waaw moo gën a neex bi nag mooy lan mu ne moo gën a neex bi mooy bu dee ngapparu ngay football ku la daa booy dugg di collecté ku la daa wax demal ba si kanam nga ñëwaat boo duggee da lay jox 2000 ku la daa jox 5000 boo ñëwee da lay jox 15000 ku la daa jox 10 000 boo ñëwee da nga fa lay dajeel 25000 la lay jox ma ne loo tax football ak yéen neex bon pour ñëw si suñu slogan bi xam nga en communication dafa am lu ñuy wax teaser en communication teaser mooy baat boo xamante ne da nga koy junj bàyyi ko mu doon waxtaan si bopp nit ñi bon man je vends un produit pour wax la t-shirt bi maa ngi ko génne 18h50 jeex na rupture de stock. waaw loo foog bi moo daw na ba 18h la génne 18h50 mu jeex bon xam nga ñun dañuy communiquer par rapport ak événement situation bul fàtte bi ñuy dem final régional suñu t-shirt la leen si defoon xëccal mbaal mi teer yow mi dëkk Ndëngaañ da nga si yëg sa bopp. yow mi dëkk Tongoor da nga si yëg sa bopp yow mi dëkk Mbengeen da nga si yëg sa bopp donc boobu xëccal mbaal mi teer la ñu communiqué woon bon ren ñu ñëw ne loo foog yow Mariama loo foog. loo foog li fi nekkoon bi ñu fi ba tey. Cheikh loo foog. loo foog moom bàyyi. yéeme na trop wax dëgg yàlla ma gisee tiset yi moom maa ngi naan ngapparu moom wax dëgg yàlla ay borom yi bopp lañ ko. góor loo foog. bon man li ma si jàng nga bariwul mooy ku jaaxle ak ñàkk a xam foo jëm mooy poser question boobu foofu bàyyi ñu si xel daal en tout cas ñun bàyyi ñu si xel waaw ñun am na leneen luñ tal daal. may ma man maa doon man pareegu ma. bon gis nga loo foog bi ni mu wëree si plateau bi ñu ñibbee laata ñu egg bi ñu jaay t-shirt laata ñu egg romb naa ay jeunes yoo xam ne ñu ngi siy waxtaan koy gën a ma grand kaay mu woon ma page boo xamante ne waxtaaneen si ñetti page kii naa man waaye kii dañu yàpp mun naa man xam nga lan laa foog da ngay toog premier tour ma ne ko loolu nga foog waaye man li ma foog mooy ma ne ko bon lii leen si bëggoon xëy na bu ñu demee bay feete suñu bu ñu invité Sias di feete suñu coupe zone 6 bu ren bi dinañ leen firil loo foog bi lan la woon mais daal lii leen si jublu woon. day dugg si cadre loo foog bi rek waaw teaser leen koy wax en communication da ngay junj baat boo xamante ne day doon waxtaan si bopp ñëpp ëllëg. bon bii moom bii bu ñuy feetu suñu coupe dinañ ko firi incha allah. incha allah waaw. waaw man li ma si jaaxal rek mooy dañu titre 2018 2019 te comme titre nañu ko xam naa 2020 lay wax xam naa loolu lay wax incha allah peut-être mën na ne ngeen feete ka incha allah mais daal ñun moom. ñaan nañ yàlla miñ daa ñaan comprendre amuñu xaalis amuñu dara nag xëy na sax appart di ngeen ñu may si seen kees 10 millions yi xaw ma affaire yooyu ñu jëm si def regroupement bi di ñëw mais daal incha allah daal Yoff mbooloo a ngi fi ñëpp a ngi fi ki nga xamante ne moo gën a liggéey gën a jubboo gën a ànd gën a doon benn yàlla na ko yàlla may ndam. waaw yàlla baax na incha allah loolu rek la ñu ñaan. tamit moo balaa may jiite foofu dañuy ñëw tuuti si mystique xam nga buñ ne nawetaan ne mystique moom moo ko yor li ñu naan affaire yu jinne la rek ku la si gën a liggéey ci wàllu mystique rek peut-être yàlla mën na la si gën a may daw ñu gis ne yéen itam da ngeen ci xuus trop da ngeen tàmm trop ci mystique bi est-ce que itam loolu ngeen gën a yaakaar mais moo gën a nekk seen wéeruwaay que seen ay joueurs. Non franchement bu dee loolu moom ku ne xam na ne nawetaan moo wax ñaan lu ñoo ànd nawetaan moom moo wax ñaan lu ñoo ànd mais nag mën naa wax ne fayda ji ñu def si ñaanlu boobu tamit fayda bu ñu toll la ñu def si wut jour bon dirigeant yi may dégg xam nañ li may wax bon nawetaan nag xam nga du nawetaan surtout côté bi nga dugg nii du lu ñuy waxtaane télé loolu moom c'est xam naa ñi fi toog ma ñëpp dinañ si d'accord ak man mais daal li ma la mën a wax pour résumer mooy que ne fayda bi ñu accordel ñaanlu bi fayda boobu tamit la ñu accordel plan sportif bi pour te dire que ne commission technique commission sportive dañuy réunion chaque après match te góob ma ne loolu ñi toppatoo lale dinañ ko def xaw ma leen sax pour waxaat la tamit organisation nga paru ku nekkaa fi nga jàpp mais ñi doxal wàllu football bi commission sportive dañuy daje chaque après match ak chaque avant match dañuy daje di waxtaan di réunion te loolu góob ma ne ñële dinañ ko def pour wala ne nga paru fayda bi ñu accordé ñaanlu bi fayda boobu tamit la ñu accordé plan sportif bi.
nekk équipe boo xamante ne yéen a fi nekk am section bu am solo boo xamante ne macha allah foo leen ko ñuulee maire yeeg ñëpp génn loolu lan la. waaw loolu mooy innovation bi rek du loolu rek la Ngaparou li fa sooxe li tàmbalee Ngaparou tas dugg si biir Yoff bari na xam naa sama gars yi dama leen di bàyyi ñu xalaat loolu mais parce que bennoo ak booloo moo ñu fi tax a toog mais li tàmbalee Ngaparou sosoo Ngaparou après nga dégg si yeneen quartier bari ba si section féminine boobu maa ngi lay wax bi ñu bettee waa jant bi seeti ji leen bi ñu fubalee ñoom final départemental ba pare bi président jant bi woowee président ODCAV kooku tëj bureau daw ñëw fekk suñu foofu bi mu ñëwee lan la wax dafa ne et puis man yéen seen ASC bi daf ma neex parce que mooy ASC bi nga xamante ne seetlu naa c'est la seule ASC boo xamante ne day déplacer section féminine à chaque match te keroog bi ñuy dajee xale yi bi nawetaan yi di waaj a tijji man leen dirigeant yi man leen fayabaloon maa demoon si xale yi dajee ñoom waa section féminine bi ma leen di ñaax maa ngi leen di nuyu aussi Godja ak ñi mu àndal ñëpp di profiter aussi si plateau bi pour remercier leen gis nga section féminine Ngaparou ñu jàppale ASC Ngaparou leen. section féminine Ngaparou ñu jàppale ASC Ngaparou leen dinañ tollu guddi yoo xamante ne xam naa gars yi ñooñu yéene ay 10 millions et tout ça mais Ngaparou nag moo mel noonu sutura Ngaparou mooy doxee sutura soo xamante ne boo ko séenee da nga naan ñi ay milliardaires leen mais sax ak sutura rek la ñuy doxee section féminine ñu si jàppale leen bëgguma toog si télé bi di wax suñuy mbiri suuf mais yéen xam ngeen ñun xam ne ñu ngi leen di gërëm di leen sant Ngaparou daana tollu guddi yoo xamante ne franchement section féminine rek ñoo ñu siy génne ñu ngi leen di remercier bu baax te loolu di la wax ne loolu tamit si charme Ngaparou la bokk yaakaar naa ñëpp dinañu si roy bu ko defee loolu day tax nawetaan gën a avancé quoi. man de balaa ngay jox kàddu kii sax bëggoon na rebondir un peu sur la question section féminine bi di wax ne actuellement maa ngi ay photo yoo xamante ne dañ ko immortaliser woon jenc ko yoo xamante ne pour wane la section féminine mën naa wax Ndangaañ la juddoo loolu moom dama koy wax te j'ai des preuves à l'appui mën naa jéem photo après xam naa sax sama waay dinaa jox maaba voilà dinaa jox maaba mu jox ko si photo yi pour mu xam ne loolu yàgg na fa est-ce que comprendre nga loolu moom xam naa ne fa lañ ko rotsee te dañ koy sant yàlla et puis sànq wax na lu am solo mu ne bi ñuy si début bi la loolu mu ne bi ñuy entraîner seen paa yi dañ ñëw foofu noonu comité de sage Ndangaañ la am ñun dañ am comité boo xamante ne c'est spécialisé pour ça ñoo xamante ne dañ jël ay mag ñoom dañuy ñëw assister comité directeur assister benn membre réunion mu représenté leen boo seetee si liy gën a defar Ndangaañ bokk na si côté boobu comme roy ngeen ko ba gars yi ñëw tamit sama dëkku maam sama dëkku yaay bon kontaan naa si trop comprendre ba tey ñëw si def si la ndaxte incha allah yéen ñaar yéen a war a daje gannaaw ba nga xamante ne baal ma dama ko bëgg a tontu foofu baal ma foog ma tontu ko foofu tamit gis nga Yoff bu ñu ne même bu dee tamit Ndangaañ la juddoo doxalatoo leen ko. si section féminine. si Yoff ASC Ngaparou c'est la seule ASC boo xamante ne bu nee prix match Ngaparou te xalaatuñu si bésu derby la wala bésu Ouest Foire la ñuy dajal wala bokkuwaar yu kenn xamul. à chaque match section féminine dañuy génn solo ba rafet ñëw toog gunge ASC bi loolu moom loolu moom nangul rek ñu jàll question boobu. Mariama Ngaparou la faral. non déedéet Ngaparou la faral non max moom ñoo si yaay ma sama yaay bokk Mariama mi may xulóof moom naka yow ngay sol vert blanc nii Mariama mi ñu teeloo vert blanc. su ma waxee loolu actuellement nii Mariama Ndangaañ la dëkk mais su may wax si question féminine moom xam na bu baax est-ce que xam nga ne Ndangaañ doon na dem ba demi-finale di dem ba série ñu dóor ko te Ndangaañ yorul dara section féminine bi ñooy gérer regroupement ñooy gérer lépp. est-ce que comprendre loolu mais ñoo ñuy collectel non attends Mariama non attends. ñoom ba may dem si ñoom. dañ doon wax ne li ma dëkk Ndangaañ moo tax man dinaa faral waa Ndangaañ tamit yaakaar ne Ngaparou moo tax dinaa faral Ngaparou te c'était juste une question. mais section féminine dama ko gis si ñoom buy doxal nii boo xamante ni. dañuy nuraale ay yére. match bu jot ñoom da leen di jaral ñuy cotiser ñoom ñooy dem ba ñooy toggal joueurs yi. waaw foofu laa jëm nii xam nga suñu section féminine xam nga la moo tax suñu xam nga lu tax suñu bës garaaw gis nga jàkka ji bi ñu koy tabax jàkka ji magi Ndangaañ ba bi xalif général des Tidianes ñëwee foofu noonu di inauguré te ñu santaat jigéen ñi chaque jour ba chantier bi pare dañuy togg ay añ joxe ciment joxe fer par contre te jigéen ñi lay doon ba loolu noonu moo continuer laa la wax daaw maire yi boo gisee ay bleu blanc ak daaw géej même bu ñuy sabaru maire dañu dagg ay bleu blanc dem est-ce que comprendre loolu daf ko continuer ba tey jii nii
seulement Ndangaañ dafa rëy goo xamante ne am na yoo xamante ne sax doo ko xoolati si moom comprends ñun daal li may ñaan yàlla mooy sa waay ñoo war a daje te sama dëkku ndijaay la te xam naa ne su may ndijaay comprends duñ bëgg seen jarbaat souffrir ñun amuñu dara est-ce que xam nga li gën a garaaw si comité si mystique bi nga doon laaj kii nii maay président organisation bu ASC Ndangaañ depuis lors mais yàlla xam na ne manum billaay wallaay taala xaw ma comité noir bu ASC Ndangaañ xaw ma si kenn daaw dama posé question ba sonn ñan ñoo nekk si ASC bi ba léegi ni xaw ma ko est-ce que comprends nga pour wane la dafa doon affaire bu sacré affaire bu garaaw Ndangaañ xajaluñu si kenn ñoom man mii bokk si bureau bi dañ na ma yamal sa place keneen yamal sa place da ngay si kumpa rek ngay demee mais li ma leer ba leer mooy magi Ndangaañ ñu ngi ñaanal yaa ngi dégg. à part loolu. waaw Mariama ñun ñaar ñu ngi mel ni ku xam nga rek xëy na peut-être ku nekk rek la nga xam nga sañ a wax yaakaar naa ne loolu ñuy insister noonu ku si nekk naan fii la sosoo ñun ñii ASC Ndinaat wax dëgg yàlla lu ñu ràññee foofu la mu doon loo xamante ni depuis 2008 ba léegi ñu ngi si te boo amee seetlu ba tey xam nga àddina moo toll foofu parce que tey jii si côté Ngaparou comme ni ko kii waxee léegi équipe mënoo jël coupe barki démb di ñàkk mobilisation amul si ñoom ñaar ñëpp parce que tey boo jugee si final di préparer waat nawetaan dama jàpp ne tey ñëpp dañuy jàpp ne la nga jugee li nga jëmaat ak ay gën a yomb bu ko defee mobilisation boobu day gën a am doole mais ñoom ñaar ñuy toog tey muy diggante ASC Ndangaañ ak Ngaparou kon dama jàpp ne si moment mujjanteel bi fi ñu féete la daal fi ñu féete fi ñu toll noonu mënuñoo ñàkk dara wàccaay boobu tey dama jàpp ne lu ñu fëgg rek dañ koy am si wàllu moyen boobu ñuy wax boo amee seetlu tuuti ñun ñoo si gën a xam nga métti na trop wax dëgg yàlla parce que tamit nawetaan mënoo ko def amoo xaalis. te ku si toog si seen làmb gi sa fermé la woon. ku si toog si plateau parce que seen làmb gi sa fermé la woon ñoom. non ku toog si plateau bi tey di wax ne kat ñun amuñu mënuñu parce que tey boo amee seetlu tuuti nga xool nawetaan ni muy détourné ni muy dexee équipe yi di final toujours booy seet ñooy ëpp moyen parce que tamit moyen ñaankat yi léegi kenn mënu leen a nax dañuy xool ki ëpp xaalis ñu dem liggéeyal ko tey man bu fekkee dama engagé benn ñaankat ñoom ñu yor lu ma yorul ñoom dañ may gañe fat parce que dañuy jaar si porte bi dem jënd ko fay ko loo xamante ne man aw ma ko kon ñoom si côté xaalis boobu ñoom waruñu si jàmmal nañ sant yàlla rek ñun ñi nga xamante ne tey jii tamit mooy loolu ñun ñu sant yàlla. d'accord yàlla baax na yàlla yàlla may ñëpp. amiin ngeen ñi fi toog ñëpp ku si nekk jël na ko góor gi à part coupe yi nga xamante ne moom lañ leen jox lan la leen yan yeneen neexal la leen doon si jox. voilà loolu moom intéressé nag aussi parce que tey jii nii waxuma pour Ndangaañ je parle d'une manière générale tey man mënuma concevoir képp ku toog si plateau bi xam nga ne nawetaan dafa metti c'est des millions yu xamante ne nag da ngay budgétiser nii rek si kayit xam nga budget moom ñëpp xam nañ ni muy demee da ngay budgétiser mais yaa koy jëli ji nga dem wàcc sur le terrain boole ko entraînement di ut ay jour di xam nga di lu nekk nga dugg si nga ñëw dépenser ko si nawetaan boo paree tamit ñu jox la xottu affaire yooyu war nañ xoolaat question boobu kii dem final ak ki ñu dóor final ñaata lañ koy jox mais mënoo jël final wala ñu dóor la final te mënoo am 100 francs ku xottu coupe lañ lay jox après coupe bi sax day xuur après yaay mujjee fayaat pour pistolet ko affaire yooyu xam nga kon war nañ xoolaat question c'est intéressant vraiment xasuñu waa zone 6 man de xasuma leen xarabuma leen mais c'est juste rek pour dolli leen xel pour ñu xoolaat affaire boobu même bu dee somme bu ndaw la sax bu pertinent sax nga yëkkati nga jox leen ko ne leen lii moo ànd ak coupe bi man daal loolu bëgg naa zone 6 ñu taxaw si te yàlla na leen yàlla may aussi moyens yooyu bu dee dafi manqué. saa bu saison bi tëjee tam ñoom dinañ leen organiser benn soirée de gala boo xamante ne di ngeen toog ñu jox leen ay cadeaux si seen ay meilleurs joueurs genre. waaw d'accord xam nga tey jii nii zone 6 dafa war a sant yàlla si beneen côté aussi parce que actuellement am na maire bu xamante ne dafay subventionné zone 6 ba pare subventionné ASC yi te ñëpp ñu ngi koy jot est-ce que comprendre nga kon ñoom waruñu jooy yenn yi parce que subvention yi ñëpp ñu ngi koy assister comprendre boo amee na maire bu lay taxaw bari na ay maire yoo xamante ne amuñu loolu dañuy dem duñu am dara duñ leen subventionné ba pare subventionné ASC yi comprendre kon tey bu ñu amee loolu bu ñu organiser fête tamit
seen devoir la seen bopp lañ ko organiser day dajale war rek maanaam li ma doon wax sànq rek mooy fo moo ñu yóbbu woon léegi kenn jël na ñun ñëpp nañ ànd savourer waxtaan te xam ne but bi moo doonoon dajale mais doonul woon pour disperser nit ñi comprends pour ku nekk di am ay clan wala méngeen ni parce que tey ma jógee méngeen laay Kambiso wala nga paru comprends su ma demee bay Kambiso foofu nag kon yaa quelque chose parce que léeg-léeg samay man ñi may àndal dëgg-dëgg nga parox méngeen lañ lay dëkk andinaat ñetti kambi wallahi azim barka salaatul fatiha ñoom laa am ñu may àndal ñoo xamante ne ñii ñooy sama waa groupe xoolal loolu nii ko yàlla defee te pourtant awma ko nëngaañ mais nëngaañ déggoo naax ñoom am naax ñoom jàmm damay toog ak ñoom nii mais foofu la samay kambis ne kon tey boo fi defee lu ñaaw si yow lay dellu si kon nañ xoolaat bu baax fi ñu teg suñu tànk c'est très important football bi après pour dajale la mais du pour tas sport loolu lay jëriñ. merci Mariama gis nga bon foofu moom xam naa ne question boobu moom du ma ko raay quoi damay plaider bon en faveur de toutes les ASC te man au-delà de zone 6 damay yéeg ba si président mouvement national bi je parle à monsieur Amadou Kane ONCAV hein. Bon déjà man sama premier problème mooy ñu ngi ñuy football loo déjà départemental mu nekk une compétition non subventionnée ku ne xam na ni zone rek li ngay daj dafa metti ñu boolewaale si di football départemental. même départemental tamit. non bon peut-être waan da ngaa jox na leen dara mais ñun moom gisaguma subvention bu ñu jox pour départemental bi mu nekk vraiment dirigeant nawetaan kenn gënu ko doon jàmbaar. yi nga dirigeant nawetaan bu nawetaan commencé ba diggante nawetaan di tas yaa ngi si jëndal joueurs yi équipement yaa ngi si jënd ay médicaments pour commission médicale bi yaa ngi si ahli fonctionnel nawetaan lépp bon ñu tegaatal ñu si départemental boo xamante ne franchement pour question boobu moom duma ko raay damay naan ñi ngànk mouvement nawetaan bi nekk au sommet nañu xalaat di motiver ASC yi problème mu final gis nga fii équipe bu boo seetloo équipe bu fi jël final prochaine saison c'est équipe tas xam nga la moo tax parce que joueurs yi dañuy jàpp ne bi nga gagné final jox nañ la 15 millions équipe bu fi gagné final dirigeants yi dañuy daw joueurs yi pour bu saison bi jeexee parce que joueurs yi ñu ngi croiser ba di la xool bëti lan ngeen ñuy jox te fekk lan leen ñuy jox yoruñu dara lu ñu leen jox ay millions leen si dépensé gagné si coupe boo xamante ne parrain bi 125 000 la ko jënde wala 95 000 wala 130 000 bon bref franchement ñu ngi leen di wax ngeen xalaat une haute politique financière ngeen di motiver ASC yi surtout vainqueur bi war nañ dem sax ba dernière carré d'as bi les 4 équipes demi-finalistes normalement war nañ mën a am sax une enveloppe financière loolu moom franchement maa ngi ñaan ñu waa zone ñu xalaat si waa ODCAV ñu xalaat si waa ORCAV ñu xalaat si mais aussi waa ONCAV ñu xalaat si mais pire que ça hein je t'explique man au niveau de mon ASC man dem naa ba def ay démarches ba doon uti sponsor les grandes surfaces bëgguma tudd aussi tour pour publicité les grandes surfaces yi xaw a nekk dans notre périmètre communal dem naa ba démarcher pour sponsor pour ñu def seen kii si suñu maillot ñu dem ñu boole maax autorités yi ñu dem ba sori si ba ñu anoon benn enveloppe bu conséquente mais au dernier moment la ñu suñu représentants yi xamal ne ASC amul droit am sponsor ONCAV rek ODCAV ñoom droit am sponsor donc ñun dañ ñu xoj franchement lii bu dee Amadou Kane mu ngi siy dégg wala mën nañ ko si jotalee maa ngi leen di wax le plus rapidement possible ñu xalaat à solutionner ce problème là ASC non seulement amuñu subvention yu mën a fonctionner amuñu subvention yu doy ba pare ñu xoj leen amuñu fenn fu ñu mën a ute ay fonds te zone 1 boo seetloo zone 1 ren footballuñu zone 1 sànca ba ñoom ñëpp footballuñu ren te gis nga problème mu zone 1 boobu ah. Bon bëgguma nekk nag un chat noir mais problème zone 1 boobu xalaat ragal na mu wasaare woo mu topp parce que dirigeant nawetaan goo xam na li may wax Cheikh xam na li may dirigeant nawetaan dafa sonn ba pare boole si ñu xoj ñu amuñu mayuñu ñu libéré wuñu si benn possibilité waaw seeni suñu propre moyen te duñu jox dara donc franchement loolu moom c'est une plaie góom la boo xamante ne war nañ mën a toog ñu xalaataat si ñu faj ko sinon loolu xew zone 1 dina tasaaroo si zone yu bari bu yàggee nawetaan mooy mujjee dee. waaw Mariama question boobu li ma si wax bëri aussi tamit comme nii nga gars yi waxee rek ndax yaakaar naa ne moom final dafa métti trop préparation finale rek dafa métti
kon tey bu ñu yàlla dimbalee ba nga génn nekk ci dama jàpp ne tey coupe war na am lu mu àndal parce que tamit des fois da ngay dem ba naan ndax lii jar na ko parce que tamit coono yi ngay daj pour génn premier tour bi rek dafa metti kon bu la yàlla dimbalee ba nga génn ci ba dem final ak final feet la lu rëy la tey jii final boo amee seetlu tuuti ASC bi si dem li muy def pour defar ko jouram defar ko xam nga des fois da ngay gis sax kenn ñëw tegal jour bu nekk prime te buggul dara lu dul tey ñoom ñu gagné te buñ gagné tey jii zone bi benn leen rek la ñuy présenté toujours ay may yu ñuy may te may yu ñuy may toujours duñ ko fubale boo amee seetlu may yi ñuy jox ASC yi gars yi des fois dañ koy jaar des fois ñu yóbbu ko si entraînement yi di ko lii gars yi may yi ñuy fubale léegi dañ koy dem ñamal ko seen bopp kon tey si zone bi foofu war nañ si mën a bàyyi xel bu baax a baax comme ni ko saa yoo waxee trophée yi muy àndaax loo xamante ne tamit équipe yi dinañ si sentir seen bopp beneen bi mooy zone 6 rek ngay gis dem ba buntu stade boo amee seetlu toujours li ma lay wax ni seetlu ko bu baax xale lu mu ndaw day dëgg tikki par rapport ak zone yi si des parce que ñun dañuy jóge fii di dem ci seetaani yeneen nawetaan comme nawetaan yeneen yi gars yi booy ni ñuy jéem a di tëb si stade bi policiers yi di leen dàq amul yoof tey da ngay gis booy song ba set sol lu rafet dem pass 500 francs boo teewoon sa rakk pour dugal ko sax dañuy bañ dañ naan na jënd tikki kon tey jii yooyu noonu ñuy koñee gars yi ASC yi kon donc dañuy defal ASC yi tamit ma am beneen message tamit bu ma jàllale parce que suñu match contre Ngaparou keroog ñëw naa fekk leen si porte bi ñi xamante ne tey ñoo gérer si wàllu porte bi ñu ne léegi oto yi duñ dugg may leen pourquoi ñu ne ma jour yi foofu la ñuy wàccee si buntu stade bi oto ASC Ndinaat si buntu stade bi lañ ko téye parce que stade amitié rëy na rëy goo xamante ne pour man oto war naa mën a yëpp ay jouram yóbbu ko ba si buntu vestiaire am mu wàcc parce que nawetaan tey am na fontaine mooy comme ni ko gars yi di waxee des fois mën nga yabe mën nga wàcceel say jours si biti lu ne xañ na fa mën nañ fa sànni xeer kenn wala ñu sànni fa dara say jours bu ko defee mën nañ ni yeneen problème comme stade bi rëy na mën nañ di bàyyi toujours bu fekkee dafa laaj ñu fëyate oto bi ñu fëyate oto bi sax xam nga comme affaire de ngaañax yooyu noonu parce que esprit boobu sax gars yi weesu nañ ko gars yi jëlatuñu ay ngaañ di ko yeb say oto yu jour kon ñun ñi nga xamante ne tey dañuy préparer suñuy jour di leen yeb si oto yu baax bu ñëwee bu buntu stade ngir yàlla bu fekkee mën na ne dañuy maye ñuy yóbbu jour yi ba si verset yi oto bi wàcceel jour yi génnaat loolu daal laa ne woon dinaa ko jàllale. lan mooy seen objectif ren saison mooy li may ñaan rek chaque jour bon jëlaat ko bu ñu mënee boolewaat ñaareem ñu boolewaat ko daal bu ko defee gars yi may ñu tuuti rek ñu feetu après xam nga li si des bu ñu koy yàlla si ñu mais moo fi am sax moo fi am te xam naa ne gars yi ñoom dañ ñu koy yéene aussi c'est ce qui est grave ñoom dañ ñu koy yéene mooy gars yi dañ am yéene si na gaay yàlla na leen yàlla nga par yàlla na leen yàlla fay seen xol comprends yàlla na leen yàlla fay seen xol yéen tamit waa Ndinaat bëgg ngeen ñu lool ñun tamit bëgg nañ ñëpp comprends mais daal ñaan gi ma ñaan muy yàlla na ngaañ jël coupe bi ren gars yi ngir yàlla wax leen amin man daal loolu la bëgg te yàlla tax xam naa ne sa waay moom sama waay la bu ñu génnee danaa yàlla na la ko yàlla jël kii moom même chose yàlla daal moo ma boole si plateau bi ñoo xamante ne samay waay lañ di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah kontaan naa jaajëf go wax dëgg yàlla de li nga bëgg rek lañ bëgg li bar bëgg la ma ci lu bët a bëgg te yaakaar naa ne ñun liñ jot a dund metti na trop parce que sax dama naan bu dee man sax am naa sens tuuti fekke naa ay coupe bi ASC Ndinaat mais su may rakkaat gisuñu coupe bi par rapport ak ASC yi xamante ne tey ñoo ko jël parce que ndëngaañ miy jël bii passé bi mu gëjee jël ku bëri toog naa ñoo xamante ne maax ñooma moroome ñoo bokkoon classe nee na mosuñoo gis kubam dina ndëngaañ may leen yàlla baax na dina ñëw mais ñun it wax dëgg yàlla ñoo ngi ñaan yàlla may ñu ndam seddu guy may ñu trophée bi parce que ñun dañ na ma feet parce que dañ ko man dama xam ne buñ jëlee coupe dafa am fu ñuy jaar feete ko parce que boo amee seetlu tuuti ñaari ASC yi mujjee jël final yëpp seen feet yi sax mooy loolu parce que duñ ko gëmee waaye nag ndëngaañ bi mu jëlee coupe bi keroog bi mu ko feetoo avant minuit pare nañ si parce que xam naa dañ naan gëme wuñ ko daal est-ce que du luñ ko tàmmul non foofu d'accord parce que man ndëngaañ laa wàcc di dox si tali bi fekk benn maire toog billaahi mu ne ma foo dëkk ma ne ko man de Ndinaat laa dëkk mu ne ma lii de finalu tey bii de bu ko Ndinaat jëloon billaahi nga xam ne ñoo mën a feetu mais xam nga tey ñun suñu final fi ñu ko yóbbu ñun suñu final fi ñu ko yóbbu ñëpp si gis seen bopp ñëpp ñoo si gis seen bopp rond point ba lañ daaju comprends comme Yoff lañ wax duñ laaxu si benn coin dañuy jénn fi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ku jénn rek am élément bu si savouré si quartier yëpp loolu moom
billahi wallahi wa taala ba si demi final bi am na dañ ne ma yéen seen demi final bii yàlla ngeen finalu waat barka salaatul fatiha am na ku ma ko wax parce que ku dëkk Ouest Foire dëkk Nord Foire dëkk Océan dëkk Tongoor boo ñëwee directement da ngay am affaire waaw kon jéem alhamdulilah. moo seen objectif ren lan la. gune Ngaparou day bu nawetaan tàmbalee boo koy laaj sa objectif lan la loolu moom dafa mel ni wax bu yàqu la parce que Ngaparou moom jël coupe rek yu waxu waaw jël coupe kese moom la ñu kon suñu objectif dañuy ñaan yàlla may ñu trophée bi ñu yóbbul ko suñuy xale ak suñuy mag ak suñuy yaay ñoom ñëpp ñu kontaan si. parce que da ngeen fêté 1 an. waaw xam nga loolu tamit mooy charme Ngaparou xam nga maa ngi lay wax léegi gis nga boo seetoo kuy suivre làmb Fass ni mu nekkee université nga xam ne kenn ku nekk am nga écurie mais kenn ku nekk da nga xaw mel ni ko bokkaale Fass mais nawetaan ñoom ñi ñëpp ku si nekk faral nga dëkk bi nga dëkk ak Ngaparou ku nekk ñaari ASC nga am fa nga dëkk ak Ngaparou moo xam nga dëkk Mbengeen nga dëkk Tongoor nga dëkk Ndenaan nga dëkk Ndëngaañ nga dëkk Laayeen sa dëkk bi nga dëkk nga fa ak Ngaparou loolu moom yàlla mooy loolu xëy na loolu tax suñuy feet neex ñun bu ñuy feet ñëppay ñëw. nga tënkal ma ko si ay secondes yu gàtt est-ce que léegi seen diggante ak waa Mbengeen na tax parce que ñëpp xamoon nañ li fi xew. waaw xam nga. ñu Ndenaan ak Tongoor ñu mel ni Ndenaan ak Njere rek. mais yéen waaw comme jeex na mais ñoom lan mooy seen diggante non man Ngaparou laa dëkk mais suñ doon séddale Mbengeen xam naa dinaa sama man sama turandoo Mbengeen la dëkk. bien sûr mais dañoo gis. waaw maa ngi ñëw sa question. taxawal dañoo gis même bu ngeen di feetu ñoom dañuy siisu ne duñu seetaan si. te bu ñu ñëwee fii incha allah dinaa leen ko laaj. non loolu si tënk bu gàtt loolu xëy na xam nga nawetaan moo ñaawalante ak yooyu ñoo ànd te souvent ñaar ñi tàkkaarloo boo seetee ñooy ñaar ñi gën a am problème mais yaakaar naa loolu c'est des problèmes dépassés am na bi ñuy football départemental bi ñu jëlee ku bay football départemental dañ jëloon benn idée boo xamante ne chaque match dafa am kenn kon ko dëkk buñ koy bàyyile suñu premier match waa Mbengeen leen ko parrainé woon et puis en cadre de jeunes ñooy bokk ay jamia ñooy demante ñooy ñëwante ñooy bokk aussi ay kambis comme ni ko sa ay waxee donc loolu yaakaar naa ne c'est des problèmes qu'on va dépasser xale yi leen si sensibiliser rek ñoo xam ne ñun ñëpp bokk quoi. waaw mais balaa may tàggoo sax damay rebondir 2 secondes ci question bi nga kii parce que sànq bëggoon naa ñu def ci ñaan di ñaan yàlla Ngaparou Mbengeen yàlla na ci yàlla di def jàmm saa su ne parce que bu amee jàmm rek ñun ñëpp suñu intérêt la comprends parce que tey jii nii benn la quoi kër yi sax da ngay dugg ñii di añ fii ñii fii lañ faral ñii lañ fa yàlla na ci yàlla def jàmm di wax ne violence dañ na ci nawetaan ngir yàlla yonent bi gars yi championnat sax ñu ngi commencé di roy bëgg nawetaan mel ni championnat mel ni nawetaan kon tey jii nii ngir yàlla ak yonante bi nañ jël lépp luy xeetu violence ñu jël ko gasul comme ñi fi doon violence ñu tudd leen ay dañuy xeex dañuy coow mais bàyyi nañ ko bu booy yu ndaw yi commencé xam nga nañ xool fi ñuy teg suñu tànk bu ñu gisee ñun ñu xeex nañ xeex mais bu ñu gisul ñu xeex nañ toog ngir yàlla loolu laay ñaax waa dëkk bi di wax waa Fere Yoff yàlla na leen yàlla fay yàggal seen taxawaay ak njàmbur yeex magi dëkk beex parce que Yoff ay assemblée kese la assemblée yi fi nekk yëpp njëriñu dëkk bi lañ yor jàmmi dëkk bi lañ yor nañ dem ba Yoff si nawetaan ñu noppal magi dëkk bi noppal fere yi noppal ñëpp noppal leen mooy ñu bàyyi coow bu ko defee duñ fi nekk di déplacé wu seen xel dal buñ tëddee nelaw loolu suñu ndam la si côté ba yëpp lébu bu defee nii yàlla may ko lu mu bëgg te Yoff na buñ defee nii xajuñu si kenn kon yàlla nañu yàlla may bés bu yàlla sàkk ñuy déggoo di ànda fu ñu jëm kii bi te yàlla may ñu ko bi tamit gaa yi wax leen amin jaajëf. waaw Mariama wax dëgg yàlla émission bi am na solo trop ndax kàddu yi fi jot a jóg yëpp am na solo yàlla nañu yàlla may dégg ak topp te aussi tamit di rafetlu lii bi plateau bi di ñaanal ñëpp jàmm magi dëkk bi yàlla na leen yàlla defal jàmm ñi xamante ne tey ñoo ŋànk sport bi tamit si wàllu làmb be parce que tamit Yoff du football kese écurie yaa ngi fi tamit yàlla na leen yàlla defal jàmm ñoom it lépp loo xamante ne tey jii ñoo ngi koy waaj si wàllu sport bi yàlla defal ñu si jàmm bu ko defee tamit di ñaanal taxawaayu mag ñi yàlla bàyyi ñu seen suñu kanam bu baax a baax a baax a baax sa si waa côté violence bi tamit comme ni ko góo waxee rek ndax yaakaar naa message am boobu mu jàllale am na solo trop
ndax jamono moo weesu di kii ñoo xaañoo parce que léegi maa ngi koy wax nee naa problème yooyu amul si ay affaire den dinaa tóngoor wala dinaa njare wala mbéngeen gàpparu boo amee seetlu commencé nga wàññi ko bu baax a baax ndax stade ba la ñu jëm dafa football benn porte la lañ ñuy ibbil bu jeexee ñooy àndaat bu njëkkoon da ngay gis ñii génn taxaw di xaar ñii te yooyu yëpp amatul kon nañ gën a ñaan yàlla na si yàlla def ndox mu sedd yàlla dimbali ñu comme tey comité de gestion bi xamante ne tamit ñoo nekk foofu si dëkk bi muy Ndenaat gi ma jóge yàlla dëgëral seen taxawaay di leen ñaanal ñëpp jàmm di ñu ñaanal tamit li ñuy waaj compétition bi niñ débuté yàlla na yàlla def ñu continuer noonu yàlla may ñu jël coupe bi ñaar yëpp incha allahu rabbi. damay sant yàlla waat rek alhamdulilahi rabbil alamin di tëjee fi ma commencé woon comme Yoff la ñuy waxee dañuy nuyuwaat di gërëmaat rek ki nga xamante ne tey boo seetee moo fi sut si ndomba tànk si dëkk bi di Khalifa El Hadj Abdoulaye Thiaw Lahi di ko ñaanalaat yàlla mu may ko fan wu gudd yàgg si suñu kanam di ñaanal Yoff di ñaanal Sénégal di ñaanal diine ji di ñaanal tamit magi Yoff muy mag moo xam si wàllu politique moo xam si wàllu cosaan ak aada su ma nee cosaan ak aada fray yeex ndey jëréew yeex ñëpp dugg neen di ñaanal dirigeant mouvement nawetaan bi yëpp di leen massalu coono comme ko tàmbali nañ ko yàlla na yàlla may leen ñoom ñëpp fan wu gudd ak weer ba ñu dem ba au bout du mouvement bu ko defee ki yàlla may ndam yàlla na doon ñun ñëpp félicité ko di remercier sama co-débatteurs yi ñi ma doon waxtaana ndool yaakaar naa bi ñuy tàmbali maa ngi ñaan yàlla nañu yàlla may xol yu dal ak xel yu dal ba buñ fi wax benn baat bu tax waa Ngaparou xeebu waaye defe naa dégguma fi benn baat bu xeebu waa Ngaparou wala benn baat buy xeebu waa Ndëngaañ wala benn baat bu tax waa Ndenaat xeebu di leen encourager tamit waa Yoff mbooloo di leen ñaanal yàlla ngeen dem ba mu doon ay chaînes yu nekk si satellite yi yàlla na ko yàlla def yow tamit suñu idole local yàlla nga dem ba doon une idole internationale ñu lay seen si écran yu mag yi yàlla na la ko yàlla defal di ñaan aussi comme ni gars yi tëjee rek objectifu mouvement nawetaan yaakaar naa waratul nekk ab waa Ngaparou yor aw xeer di dax ab waa Ndenaat wala ab waa Ndenaat yor aw xeer di dax ab waa Mbengeen waratul doon objectif nawetaan yaakaar naa dafa war a doon nu ñu accompagner xale yi waa Yoff parce que Yoff jeunes yu talentueux ñoo fi nekk dañ leen war a accompagner ñuy gagné xaalis bu bëri si seen tànk yi nga xamante ne moom la ñu yaakaar loolu moo war a doon suñu combat ñun ñëpp mais pas di xeex si suñu biir di dóorante ay xeerax yu kenn xamul nañu accompagner xale yi mouvement nawetaan jëm si kanam Yoff naat dëkk bi naat maa ngi nuyu ñëpp di baaluwaat ñëpp ak si tabaski gi ñuy jógee merci beaucoup Mariama. merci beaucoup comme ni ngeen ko gisee nii ba toogoon ak ASC tey Ngaparou Ndëngaañ ak Ndenaat ko ñëw incha allah ñuy xaar yeneen dëkk yëpp yi si topp moo xam Mbengeen comme ni mu ko limee rek Tongoor Daagu Daan Bokkuwaar Apex yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar incha allah di remercier ñi fi ñëw nii parce que ñëpp xam nañ ne temps amul mais xam nga ñu jël seen benn 1 heure de temps ñëw toog fi waxtaan ak askan bi te mu nekk tam lu si baax may remercier ñëpp di remercier tamit Ndion Laye sama caméraman bi ñaam bi sama compagnon de guerre fu ñu dem ñooy ànd macha allah di kontaan si ñëpp merci beaucoup.